لا إله إلا الله الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله بالله لا إله إلا الله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسر لا إله إلا الله جرم 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 الكتب جرم جرم بيا مدد لما دون نغنا لما دون سملا سنتول دما غريول بروم صفات الله. yéen a ngi ne le mouvement Kalimatul Haq commémore sa 14e édition de la journée de prière dédiée à Allah et son prophète. Le mouvement Kalimatul Haq sëñ As mën nañoo dikkaat ci baat boobu noonu ak lan moo wundu baat bi. jërëjëf laaj bi nga laaj daanu la ci tontu incha allahu soo laajee ci mouvement Kalimatul Haq ak tur bi tul Haq li ci njëkk mooy fii nu nekk sëriñ bi mi ngi ko tuddee sifaatullah sifaatullah yi nag soo ko càmbaree daf lay jox meloy sunu boroom mooy turu sifaatullah meloy sunu boroom nag su lëkkaloo sëriñ bi mouvement bi mu tuddee ko Kalimatul Haq Kalimatul Haq di baatu dëgg di baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kon kalimatu laa ilaha illallah mooy Kalimatul Haq mouvement bii mi ngi tudd Kalimatul Haq di baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi jox nu tur bi nu yor ko di ko doxal booboog léegi it yàgg na ndax xam naa ne président Samba Sey dina ci ñëw waane Kalimatul Haq li mu wundu dëgg ndax du hasard rek sëriñ bi tëb tuddee place bi sifaatullahi muy meloy sunu borom tourné mouvement bi mu tuddee ko Kalimatul Haq di baatu laa ilaha illallah pon am na lu tax mu tuddee ko loolu li tax nag li ci njëkk mooy yooyu baat ak yooyu tur dafa wone Cheikh Oumar yooyu baat ak yooyu tur dafa wone Cheikh Oumar moom lam ci jublu mooy wone yàlla lam ci jublu mooy wone yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lam ci jublu mooy gaa yi yëpp dëtmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lam ci jublu mooy gaa yi yëpp sell te sellal lam ci jublu mooy gaa yi dund ci salaatul fatiha lam ci jublu mooy gaa yi dund ci kalimatu laa ilaha illallah kon place bi soo dugg see rek la lay njëkk a dalal mooy sifaatullahi meloy sunu borom kon alerte la boo xamante ni daf lay wax ne la dikk nga ci place su yàlla. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. kon place su yàlla ku ciy dikk da nga koy waajal soo dikkee da nga xam ne egsi nga ci place su yàlla soo dikkee di nga fi yëg yàlla soo dikkee di nga fi gis yàlla soo dikkee daanu la wax yàlla ak yontu yàlla Muhammad
sallallahu alayhi wa sallam kon melo yi mooy yooyu melokaan yi wone ni fii bërëbu yàlla la soo duggsee rek da ngay xamal sa bopp ni fii mooy sifaatullahi kon nag mu tourné nag kalimatu laa ilaha illallah moom la ñuy bàkk fii ci place bi sëriñ bi lii mu tabax du pour moom daf ko tabax muy zéwiye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy place su yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baneen bi it nu fi xadratu juma bi ñuy def tijaan yi di ko def nu koy def ci place bi sunu paree xadarawaat zikru la ilaha illallah pendant 1 heure de temps wala 30 minutes ànd koog sëriñ bi muy zikkar ñun ñëpp nu topp ci baneen bi it moo di fii la ñuy fasee sëy yi waane fii la laylatul xadre fii la ñuy gàmmoo fii la ñuy defee yëpp fii ci xadara bële sëriñ bi tabax ndax fii lañ doon ko defee waane xajatu fi nu koy defee fële donte sax fee sax dem na ba xat na léegi waane lépp nag ci liggéeyal yàlla kon kalimatu laa ilaha illallah pour nu dund ko nag sëriñ bi dikku rek pour nu sikkar ko rek mais dañu koy sikkar ba pare di ko dund di ko dundal suñ ko sikkaree dundal ko ba pare nag dund ci tur bi moo ñuy mujj dundal ñun ba lépp di yàlla kon naan waay la boo xamante ni mooy kalimatu laa ilaha illallah bërëb bi di sifaatullahi mouvement kalimatu xaq loolu mooy li nga xamante ni mooy li ci jublu ci ñaari point yooyu nga ma jox. jërëjëf sëñ As ba léegi dama lay bàyyee micro bi rek xanaa nga waxal ñu tuuti rek ki nga xam ne moom mooy sëñ Umar sëriñ Umar Ndiéguène daanaka bokk na ci nga xam ne daanaka ñoom ñoo sant si ji Ngent donc ñu dëkk fi dëkkin bu rafet bay fi seen waar donc ñu bëggoon a dikk rek ci tuuti ci sëñ Umar buñ lay laaj kan mooy sëñ Umar looñ ci mën a wax. waaw Cheikh Umar bëggu sax ku wax kan mooy Cheikh Umar ndax wonuluwul boppam. tey soo duggoon lenn rek ngay ràññee ni kii mooy Cheikh Umar mooy nu gën a yaru moo nu gën a teey soo nee jàkkit xam ni kii la te kenn du la ko présenté waane moom sawaru ci kuy wax ci moom daf ñuy faral di wax ne lu dikk loo leen mën a am lu nu yàlla mën a defal lu nu yàlla mën a teral lu mu mën a doon nanu delloo lépp yàlla nanu wone yàlla nanu nëbb sunu bopp te wone yàlla sunu nëbbee sunu bopp wone yàlla yàlla dina nu wone ca fajara wonewu moo tax moom wax ci moom daa soo dee wax ci moom soo dikkee fekk ko mu dib taalibe soo dikkee fekk ko mu dib taalibe waane mat sëkk nag sang Cheikh Umar daal mooy ki nga xamante ne moo woote ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñun ñëpp nu am fayda ak fulla na ko yow sa woote bi li nga ni wootee lan la fan nga nu jëme mu ne ñëw leen nu ànd jëm ci yàlla Cheikh Umar daal mooy ki nga xamante ni si ndigal la ñëwee fii Cheikh Umar daal mooy ki nga xamante ni surtout alaaj Mouhamad Ndiéguène la Cheikh Umar mooy ki nga xamante ni doomi Serigne Miniru la xalifa alaaj Mouhamad Ndiéguène la sëñ Umar mooy ki nga xamante ni doomu soxna Maymuna Saar la Cheikh Umar mooy ki nga xamante ni ab jaam kottu la bu nangu jaamam di jaamu yàlla ànd ko gaay jullit yëpp pour nu ànd jaamu yàlla sëñ Umar daal mooy ki nga xamante ni woyof na lool wàcce na boppam lool bëgg na jullit yi lool dina sonn lool ci jullit yi te du onk kon Cheikh Umar daal jaamub yàlla la bu woote boo xamante ni ngir jaam yëpp ni moom ànd jàppaloo doon benn doon njabootu yontu yàlla Muhammad topp yàlla topp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Umar daal deesul mën a wax ca moom ndax it suñu waxee ca moom mën naa am léeg-léeg sax nu dugg foo xamante ni warunu ndax moom bëggul nu wax ca moom kooku moo di Cheikh Umar kon nag loolu rek lañ ciy wax dëgg yàlla ndax dañuy wax ni wax ci sa bopp yombul waaw yombul te it moom
mooy suma mag maa topp ci moom waane nag mooy sama sëriñ mooy sama mag maa topp ci moom waane mooy sama sëriñ si ndigalu sëriñ mi niiru xalifa alaaj Mouhamed Ndiéguène kon kooku mooy Cheikh Oumar ñu koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla dolli wéram ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëfee sëñ As dañuy def lu jàll ci ki nga xam ne moom mooy njiital mouvement bi sëñ bi sëñ Samba ñu ngi lay bëgg a laaj rek li nga xam ne moom mooy historique mouvement bi donc historique mouvement bi lañ bëgg nga dellu si ñu tuuti rek parce que yaakaar naa mouvement bi mu sosoo yàgg na bi mooy 14e édition bi ngeen di def événement bi ñu bëggoon a xam historique mouvement bi rek ci ni mu gën a gàtte. ñu dellu si waat di wax alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax. Mouvement Kalimatul Haq bu ñuy ñëwaat ci historique bi li ñuy wax mooy nii ñoo ngi ko fondé en 2003 waaye moom tarix bu am solo ci biir fondation Mouvement Kalimatul Haq tarix bi mooy li ci kéemaane biñ koy samp Cheikh Oumar du moom moo woote ni ñëw leen ñu samp Mouvement Kalimatul Haq li nit ñi naan c'est moi c'est pas toi mais bu ñu nee yow la. joxoñ boobu moo wóor yow laa moo gën a wóor li waral mooy dugg foofu mooy ni doomu aadama yi dañoo séq ak Cheikh Oumar nekk njaboot ci kër gi Ndiéguène nekk njaboot feneen mu am ci ay musulman am ci ay chrétien ñëpp gis mbaaxu nit ki muy yéem leen lool ñu toog di daal mu ñu ludul daal ñëw jébbal suñu bopp Cheikh Oumar topp ci gannaawam wut benn mouvement ñëw toog waxtaan jox ko lépp topp ci gannaawam waaye li ci kéemaane dafa am ay at yu yàggal bi daal loolu am bu ma mën a wax ni fukki at ci gannaaw 2003 maanaam bu ñu demee ba 92 sëriñ bi dafa mos a toog bis mu ni dina mos a am mbooloo mu mag a mag moo xamante ni day samp fii nekk sama mbooloo loolu yàlla dina ko def ngeen taxaw nag ci mbooloo moomu balaa looloo am loolu bi mu ko waxee fukki at après cela s'est vérifié loolu yàlla daf ko dogal te ci doomu aadama yi rek ñoo toog benn bis daal di nag dañoo war a toog samp mouvement laaj sëriñ bi ndigal mu joxe ndigal ñu ñëw toog réunion monté mouvement bi en 2003 kër soxna Xadi Ndiéguène di rak sëñ Muniir biñ ko sampee bis boobu ci jataay bi ñu toog sëriñ As daf cee fàttee ji egsi ni ko sëriñ bi dañoo bëgg nga jox ñu turu mouvement bi mu ni tekk di dëmm ba ci àgg ni mouvement bi sama maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall nee na mooy Kalimatul Haq donc loolu tarix la loolu mooy mouvement Kalimatul Haq mu nekk loo xamante ni nag dafa amaat beneen particularité bu ci nekk mooy ni sëriñ bi néewul ni man ay tijaan rek laay uuf néewul ni ay murit rek laay uuf néewul ni layaan rek laay uuf dafa bokk uufandoo ñëpp ubbi buntam ñëpp loolu mooy mouvement Kalimatul Haq. kon ci leeral bu ma déggee bu baax dafa mel ni mouvement bi daanaka murit ci tijaan ci xaadir ci. ñëpp a ngi ci biir xam nga li xalifa murit bi di wax di sëñ Cheikh de sëñ Sidi Mokhtar ni bëgguma dégg murit bëgguma dégg tijaan loolu sëriñ bi daf koy dawal ay at loolu doog a ñëw donc di wax ne rek montre yu baax yëpp bokk heure loolu mooy Cheikh Oumar li may dikkaat rek damay buruxlu rek du dugg ci laaj bi nga laaj sëñ as sànq ci Cheikh Oumar ngeen ko kan mooy Cheikh Oumar li ma koy tënkee ci ñaari kàddu ba ñett la Cheikh Oumar mooy ki nga xamante ni moo woo jullit yëpp ñu ñëw ba ci moom mu ni ñoo leen ñu ànd ci Yàlla ak yonent ginnaaw bi ngeen fonkee seen ndey fonk seen baay ngeen ñëw lu ma am ñu ànd liggéeyal suñu borom ñu bokk ñëpp yiw mi àdduna ak alaxira kooku mooy Cheikh Oumar loolu mooy ñu taxaw nu foofu ba ci kanam. jërëjëf daanaka sëñ Massamba sëñ Samba donc li ñuy bëggoon a laaj bi ñi nga xam ne moom lañ ci bëgg a toptal rek mooy maanaam dundinu mouvement bi la vie du mouvement dañ la ciy bëgg a bàyyi rek nga wax ci tuuti kàddu wax ñu exactement mouvement bi ci nan ngeen di yëngatoo ak dundin beeg yooyu noonu ak li ko lu wund. xam nga mouvement bi dafa am une vie comme lépp loo gis da nga am vie moom ay principe yoo xamante ni ñoo ko régir
mooy d'abord mouvement la woo xamante ni ubbil buntam képp ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mouvement bi ubbil na la bunt yi waaye tamit moom ci ay nuñ ko xam dañ ko répartir def ko ay subdivision maanaam duñ ko tudde ñun duñ wax ñu daayira waaye ñun cellule lañ wax cellule yooyu mu nekk lu am solo ndax am na cellule taaxi kaw muy la cellule mère du mouvement Kalimatul Haq am cellule robinet Mantoulaye am cellule Sifatulaay fii ñu naan ko Sifatulaay 1 am cellule Sifatulaay 2 am këri kaw am cellule Kër El Hadj am Sifatulaay 2 su ma jumul am soldaar yi am ñuy wax dimanche waaye tamit yor li nga xamante ni muy xale yi nga xamante ni nekk mbooloo mu yéeme mu doy waar moo xam sëriñ bi daf ko jël jox ko sëñ As xam naa ne moom dina ci ñëw ndax pilier bu am solo ci wàllu vie mouvement Kalimatul Haq donc loolu mooy li nga xamante ni moom la mouvement bi dundee waaye tamit di dunde ci wàllu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salaatu wasalaam loolu mooy li nga xamante ni mooy mouvement Kalimatul Haq zikrullah ci lay dund ci la nekk ak sellal ak topp ci yoonu siratal mustaqim ànd nekk benn sëriñ bi xamal ñu li ngeen xam mooy seen slogan te mu lu wér mooy yéen a bokk lépp yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndax yéen a bokk fa ngeen jëm te fañ jëm mooy ci yàlla ak yonent donc moo tax moo lu dëgër loo xam moom fondement mouvement bi di nekkit loo xamante dañuy dund at bu nekk li nga xamante mooy gàmm gi nga xam moom lañ def Seydina Muhammad saa su nekk di gungit laylatul xadri di dund tam suñu bis bi nga xam mooy cant gi nga xamante moom la Cheikh Ahmadou sant at bu nekk suñu borom di ko jaar ci Seydina Muhammad alayhi salaam ginnaaw bi mu ko jaar ci mag ñu baax ñi loolu mooy vie bi nga xamante ni moom lañ nekk saa su nekk di ko dund di nekk ñu koy préparé 365 jours ci lii rek laa ilaha illallah di préparé wu ci wàllu àdduna organisation xool nu ñuy defeek ñëpp àndandoo di yëkkandoo dina yëkkatindoo di tegandoo di sellal bu baax nekkit loo xamante ni lépp kilifteef lañ ko teg ndax foofu lañ sëriñ bi teg te loolu lañ gis ci moom loolu mooy mouvement Kalimatul Haq loolu mooy vie bi nga xam moom lay dund loolu ko régir mu nekk loo xamante tamit lépp tamit sell ndax ay xale yu ndaw rek ñoo ci ànd ak sëriñ bi mu ciy góorgóorlu moom bu baax a baax a baax a baax yor ay xale yu ndaw ñuy boole seen ñaar dërëm ak seen juróom di ko boole di def loolu lépp di ko jël ngir jox ko suñ Seydina Muhammad alayhi salaam mu joxal ko suñu borom lépp nekk sell nag quoi loolu mooy li nga xam mooy mouvement Kalimatul Haq ci wàllu vie fi ñu mën a yamani ba ci kanam incha allah. jërëjëf sëñ Samba ba tey damay jëlaat laaj boobu noonu muy la vie du mouvement delloo ko sëñ As sànq sëñ Samba daanaka wax na fi kii ay cellule wax na fi li nga xam ne moom mooy section ñu bëggoon a xam rek loolu lépp nan ngeen koy organiser ba kenn ku ci nekk mën cee gis boppam sëñ As. jërëjëf waaw loolu nuñ koy organiser yomb na ndax dañuy wax wat gaal yëgoo dañuy daje di waxtaan. di def ay réunion di dem di fekk ji cellules yi di waxtaan ak ñoom dafa fàtte président fàtte na ba géejawaay cellule géejawaay dem leen monté ji ko foofu ak bu saaw waaw sooy dem nooto ak bi nga xamante ni mooy liberté 6 tamit foofu daanaka journée bi si jotee ay kaar noo fay jóge présidente bi fa la dëkk muy Ndeye Fatou Sakho donc pon mbir mi waxtaan la ay daje mais nag fii mooy central bi que sëriñ bi la ñuy waxtaanee suñu dafa am waxtaanu biti am waxtaanu biir bi fii lañ koy waxtaanee fii si kër sëriñ bi si Sifatullahi waaye waxtaanu biti bi nag dañuy fekk cellules yeeg yooyu yëpp di waxtaan ak ñoom ci mouvement bi ni muy doxee ak ni muy programmé ak lépp lu ñuy def beneen bi it moo di dund bi it bokk na ci ni ñuy dundee. mooy sëriñ bi dafa nu wax ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay xam nga ki nga bokkal ndey bokk baay mu tourné ne la nag sëriñ bi ne ni mbokk nag am na lu ko gën nu ko lan moo gën mbokk mu ne ngeen bokk fa ngeen jëm nu ko bokk suñu jëm fu ñu jëm fan la mu ni mooy yàlla ak yonent bi kon jullit yëpp la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon moom la sëriñ bi di traduire di ko indil nit ñi ak fasaaxa boo xamante ni dégg nga pour nit ñi comprendre ko xam ni nii la yonent bi wax li yonent bi bëgg ni sama njaboot nañu doon benn sëriñ bi indi ko ni ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon donc da ngay xam ni sëriñ bi li muy doxal lépp doxalinu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rek lay doxal
tey kalimatu xaq ku ci aye ñëppay ñëw taxaw jàpp ñi man xool sax dañuy ñëw xool am na droit ñàkk a ñëw xool su julli ji ayee lu nu xewle wax ko ci bëgg nu taxawul leen ndax mouvement bi doon na mouvement boo xamante ni ku bëgg sa mbir baax sa organisation baax tegu ci yoon am yar am teggin am tarbiya joxe ci dal def ci dal fii nga koy utsee muy kalimatu xaq noo ci doy union bi muy gàmmu Serigne Miniru bi noo ci doy Serigne Miniru bisu maam Alaaji Mouhamad Njegéen bi le 14 août ñun ñoo ko ca doy lépp gàmm yi noonu xew-xew yi am ñi organiser noo leen ci doy ndax ni nu organiser woo ak tarbiya bi sëriñ bi def ci ñun yar bi sëriñ bi def ci ñun suñuy joxe ñam soxlawuñ ci dara lu dul nit ñi lekk ba noppi su desee baax na su desul baax na kon donc ni muy dundee mooy tarbiya bu mat sëkk nit nag su fekkee da ngeen a bokk ndey bokk baay bokk fa ngeen jëm muy yàlla ak yonent bi li nga yéene sa bopp moom nga koy yéene loolu la mouvement moo tax organiser ko du jafeñ ndax man li may yëg ca fa ma ne la kii di yëg fa may ne man li ma bëgg lii la kii la loolu la Sandoumbe bëgg li Sandoumbe bañ moom laa bañ tey li ma lay wax soo demee Sandoumbe moom la lay wax soo demee ci kaneen moom la lay wax donte yëgoowul kon donc loolu la sëriñ bi def ci taalibe yi moom la def ci jullit yi Sandoumbe wax na la sànq ne la mouvement bi amul murit amul tijaan amul déedéet mais kalimatu laa ilaha illallah la ku ci génn kenn génnu ci dugal na la ba wax la catholique yi ci nekk am na waaw am na wax ne parce que li ñuy yëg mooy yàlla gi Cheikh Omar dafay wax ni waa man da ñi ma gën a soxla man Cheikh Omar mooy ñi nga xamee ni génne neen leen ñii bokkatuñu ci société bi ñi nga xam ne bokkatuñu ci société bi ñii daal yàqu noonu c'est fini kenn soxlaatu leen seen waajur yi soxlawu leen mbedd mi sax soxlaatu leen Cheikh Omar ne bëgg naa ñooñu laa soxla ñooñu lay récupérer def leen nu doon ay nitu yàlla waxuma def leen ay nitu yàlla xam nga su ma waxee nitu yàlla di nga ne yëf yi kawe na déedéet xam nga lu nitu yàlla mooy ki tegu ci ihdina siraatal mustaqim la yonent bi tegoon bëtam mu teg ci bëtam fa yonent bi tegoon tànkam mu teg fa tànkam donte tànku yonent bi du moroomu tànku kenn waaye fu mu teg rek su teggee nu teg fa su yàggee sa lépp yàlla lay doon mooy nitu yàlla dafa am bis dafa bokk li sëriñ bi li muy nettali mbooloo mi nga xamee ne mooy dimanche xale dimanche cellule boobu dafa am bis dañuy am ay t-shirt yi ñuy sol t-shirt yi ñoom ñoo ko bokk mu am xale bu ko sol yéeg ci moto yor cigarette dawal moto dem am ku ko ca gis nag ñoom ñëpp nu dajaloo ñëw si sëriñ bi fii ni sëriñ bi dan laa soxla sëriñ bi waaw ba jàmm mu ni waaw jàmm mais dan laa soxla sëriñ bi ne lan la nu nit day danoo gis lu naqari ndax am na ci ku sol sunu t-shirt yi ŋànk cigarette loolu la ñuy seet na kan la ban ko vérifié ba vérifié am ku ne ci mbooloo mi daan leen déedéet kooku man maa ko abaloon t-shirt bi mais bokkul ci mouvement bi nu ni ko nag na nga jëli suñu t-shirt kuy ŋànk cigarette du bokk ci ñun du ànd ci suñu mbir ñoom xale yi ñoo def loolu kon xam nga ni sëriñ bi tarbiya bi muy def ci gone yi ak xale yi dañuy doon gone ci zahir mais mag lañu ci baatin moo tax bi ndool da ngay gis léeg-léeg soo toogee tuuti di nga gis magum jëmm bi jaaw bokk ak ñun nuy waxandoo di defandoo di yëkkateendoo parce que noo bokk li nu bu gëm doo gis mag doo gis ndaw ñëpp noo bokk li nu bu gëm kon mouvement Kalimatu Haq dundam noonu la demee am nay jigéen am nay góor ba ci tuut tànk yi nag xale yi tollu nañ ci daaw su ma juumul 370 personnes ci xale yi xale yooyu nag la ñuy tarbiya am na ci ñoo xamante tey jóg nañu génn nañu ñii ci la ñu génne ci xale yooyu ñii ci la ñu génne ñii ki doon woy léegi Moussa Sarr mi ak ñoom ñii ñëpp foofu la ñu génne suñu defaree foofu tarbiya leen ba nu mat nu indi leen ci fii nu mottali leen teg leen ci yoon wi
ñi war a jàng it aussi dañ leen di topp seen jàng nu jàng parce que sëriñ bi dafa wax ni ñiy jàng nanu jàng ndax ñaan na te ku góorgóorlu ñaan gi dina dal sa kaw. donc sëñ As bu ma comprendre bu baax. mbir mi du lenn lu daanaka ay réunion yamale ko ci ay réunion wala di gisee wala di organiser ay gàmmu. waaye ci biir loolu dafa am daanaka loo xam ne da ngeen koy def ci biir maanaam di jàngal taalibe yi di leen saytu. ak leen teg ci siraatal mustaqim. loolu la xam nga sëriñ bi daf ni dikk zikkar rek dem baax na de mu ni waane du affaire bi zikkar rek dem baax na trop waane li am solo mooy nanu xam seen diine sunu xamee seen diine yaa ngi dégg si la ñuy xamee kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waane sunu xamee yontu yàlla Muhammad si la ñuy xamee kan mooy seen borom su ko defee dañuy tegu ci yoon wu jub bu sell fii daaray alxuraan la incha allahu xale yooyu yëpp lu nu bëgg ak ñaneen jullit yi ku bëgg dikk di fi sàkkoo xam-xam di jàng alxuraan bon donc fii li fi ne daal mooy tarbiya defar nit ñi ba nu nite xam nga nit yomb na moom doon nit moom yomb na waane nit ku nite mooy xam sa diine xam sa bopp xam say wayjur xam sa borom xam kan mooy rasulillahi sallallahu alayhi wasallam xam kan mooy mag ñi nga fonk leen fonk jullit yépp nag doyloo sa bopp ci yàlla loolu mooy mouvement kalimatul haq loolu bokk na ci li nga xamante ni mën nañ koo seppandi ndax xam naa ni du xaj mukk ci ay bés ndax ni mu doonee liggéey la ba ëllëg yoomal xiyaam noonu la doonee it mbir moo xamante ni noonu rek lay wéyee waane nag amul gis sa bopp déedéet mouvement bi gis sa bopp wonewu maa jëf li maa mel ni amu fi gis nga sëriñ bi su génnee tey si suuf lay toog di toog ci kaw de si suuf lay toog ak taalibe yépp xadara bii am naa du leen ump xadara bii moom mooy toog diriger zikrullah bi ca kaw taalibe yépp topp ci su paree nu ñaan tëj ñaanal jullit yi ñaan ci réew mi ñaanal réew jullit yépp ñaanal kilifa yi daal di jàppaat ba beneen vendredi. jërëjëf daanaka ni ko indee noonu baax na trop ci leeral la vie du mouvement damay jàll rek ci sëriñ Samba mu dikkal ñu ci li nga xam ne moom mooy principe yi les principes donc sëñ Samba. di dellusiwaat rek di wax ni sëñ As macha allah waaye bu ñu waxee principe yi nga xam mooy principe yi nga xam moo régir jullit yi ci àdduna yëpp mooy principe yi nga xam moo régir islam gëm suñu borom bëgg suñu borom gëm Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam fonk say ñaari wéjur di sellal nekk ci lu baax loolu moo régir mouvement kalimatul haq pour ma ko mënee tënke noonu loolu laay wax kon géndul ci li nga xam mooy islam waaye tamit wax nañ ni tamit nii li ko régir mooy tamit ki ñëw tey ak ki ñëw démb ñoo yem amul maa ki doog a excité ji ak ki fi nekkoon ba dara dul dara ñoo yem fii ci mouvement kalimatul haq donc loolu c'est un principe fondamental bu jar a leeral waaye tamit mouvement la boo xam ne mooy ni ko sëñ As waxe mënut a rejeter kenn day fekk lu yàqu sëriñ bi jël ko di ko defar wàllu chrétien yi tamit daf ci amoon ñoo xamante ni même ci wàllu dafa amoon taalibe Cheikh Omar boo xamante ni yàlla dafa def muy chrétien waaye li ko suñ borom doon won ci sëriñ Omar ci wàllu baatin c'était extraordinaire muy lu yéeme muy lu doy waar waaye xam nga loolu enseignement bi ñu ci tiré mooy la dimension de l'homme li ñu wax sànq rek pour être très modeste da ngay wax rek parce que ñun modeste lañu Cheikh Omar jàngal ndax dafa modeste ba macha allah moo tax sax mun ñoo wax ci moom sax lu ëpp parce que noonu la yare ay taalibe mais suñ la waxee ay jëfam ak ay melukaanam taxawaayam rek nga xam ni dimension macha allah donc loolu
ci principe bi dama ko tënk noonu rek loolu mooy principe bi incha allah rabbi quoi voilà.